bisimilah maa ngi leen di nuyu waaw dama bëggoon a wax tuuti rek ci Afghanistan bi nga xam ne réew yu bari ak média yi monde bi yëpp ñu ngi ittewoo di ci wax lu bëree bëri surtout occidentaux yi mais aussi ak ci réew yi jullit ñi le monde musulman ñi apporté nañu seen mbégte wane seen joie wane tamit aussi seen prospective ak seen yaakaar ju nga xamante ne gën naa dëgër loolu monde islamique wane na ko bu baax mais occidentaux yi tamit aussi ñëw nañ ak seen manière wane ne catastrophe am na jafe-jafe am na léegi ay terroriste international léegi ñoom ñoo amee état amee lépp donc ci seen manière yu bari dinañ ci ñëw bëgg nañ wax ci Afghanistan géographiquement tuuti rek ay rappel historique ñëw tamit ci seen indépendance seen composition tamit lan moo taxoon États-Unis nekk fa depuis boobu ba léegi def fa ay milliards de dollars yu nga xam ne weesu na ay milliards ay trillions de dollars la fa def li chiffre boobu liñ koy tudd bariwul ndax bari États-Unis ndax dafa néew doole ba mënatul dem moo tax mu retourné ndax les talibans ñoom ñoo gagné wala ñoom mënuñoo exercer pouvoir ndax amuñu expérience bi comme ni ko occidentaux yi gisee en tout cas ci suñu waxtaan ñoo ngi koy doore ginnaaw bi ñu tuddee yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam Afghanistan réew la bu nga xam ne mi ngi ci Asie bi am superficie bu tolloog 653 000 kilomètres carrés maanaam lu yaatu la nga xam ne dañuy wax ne sax da ngay boole Irak Syrie ak Liban ak Israël nga xam ne approximately c'est-à-dire ci à peu près rek réew yooyu yëpp boo leen boolee Afghanistan mën na dugg ci biir maanaam Afghanistan ñoom ñëpp mën nañoo dugg ci biir Afghanistan kon su ko defee mu yor nag forme xob parce que boo dee xool Afghanistan ni mu tëddee comme aw xob donc nag branche xob bu ndaw bi moo dem taqaloog li nga xamante ne moom moo di frontière u Chine ñu nekk ñu nga xam ne ay 38 millions personnes ñoom ñooy dund ci suuf suñu nekk donc nit ñu bari lañu nekk réew mu nga xam ne bari na ethnique tuuti parce que 14 000 ethniques différentes ñi ngi fa mooy ñi nga xam ne ci ay giir yu bokkul lañu nekk réew bu nga xam ne réew bu ñàkk la réew la bu nga xam ne bu ndee xool naatijul maxalli PIB ak yu mel noonu taxu koo bari par rapport ak ni mu toll ak li nga xam ne noonu la suuf sa mel ndax wax nañ ne 20 milliards de dollars mooy li nga xamante ne amoon na ko ci budget kon loolu buñ xoolee 20 milliards de dollars yooyu sax nañ koy waxee yàlla rek xam ndax Ashraf Ghani ma fa nekkoon président de la république dinañ ci ñëw ci bi muy daw naka la génne réew ma ak naka la sàccee xaalis bu baree bari def ko ci avion bi ba bi muy yéeg sax ci avion bi am na ci dollars yu nga xam ne da doon wadd ci escalier wu avion bi Afghanistan nekk réew mu nga xam ne dafay jànkoonteeg kekke wow maanaam aljafaaf réew mu nga xam ne dafa droit am sécheresse des fois nekk le pays le plus montagneux au monde boo dee xool lu commencé ci nord bi jàpp ouest bi nord-ouest Afghanistan ñëwaat ci sud bi lépp boo dee xool ay réew la yu nga xam ne ay montagnes yu tar la te montagnes yooyu ce qu'on appelle les talibans dañ ko maîtriser woon ba nga xam ne ñoom ak américains yi daanaka am nañ ay waxtaan ak i ngomlaan yu dul jeex ci àll yooyu maanaam ci ni leen sonalee foofu rek laa bëgg a wax mu nekk réew bu nga xamante ne réew yi ko wër mooy Pakistan réew la bu nga xamante ne malgré difficulté yi muy aman leen teg des fois afghan yi teewul réew bu xaritoo la ak Afghanistan ndax xam ngeen ne Oussama Ben Laden bi mu dawee jógee Afghanistan Pakistan la daw foofu la génne àdduna waaw donc Pakistan ku xaritoog Afghanistan la ci wàllu diine mais am na ay règlement de compte ci biiram ndaxte dafa am ñi nga xam ne ñooy al qabail al bastuniya
ñooñu dañoo xaw a bëri te britannique bi muy dagg suuf si daf ci am ñoon dañu dugg ci frontière afghan yeneen yi dugg ci frontière Pakistan diggante boobu nag da leen daan andil ay jafe-jafe ñoom nag daanañu def ay règlement de compte contre ñooñu parce que dañu yaakaar ne insécurité bi nar a am ñoo leen ko dara andil ci beneen côté bi mi ngi frontière ak Turkménistan Ouzbékistan Tadjikistan ñooñu ay réew la ñu nga xamante ne ñoom ak Turquie ay mbokk lañu ñoo bokk làkk bokk deret bokk ay maam ay jullit lañu aussi réew yooyu yëpp boo leen boolee mat nañ presque 50 millions musulmans ci beneen côté bi Siin moo nekk ci seen côté waaw Siin moo nekk ci seen côté ndaxte boo dee xool frontière Siin ak Afghanistan mi ngi nekk 87 kilomètres rek la donc tax koo bari noonu par rapport ak frontière am digganteem ak Turkménistan Ouzbékistan Tadjikistan kooku mi ngi nekk 2300 kilomètres donc kon frontière bu gudd la ak seen diggante ak ñoom seen diggante ak Iran tamit aussi noonu Iran tamit dafa frontière ak li nga xamante ne moom moo di Afghanistan waaw frontière bu gudd sax parce que après réew yi nga xamante ni lim nañ leen sànq nga xam ne mat na presque 2300 kilomètres Iran moom mooy deuxième pays bu nga xamante ne digganteem ak frontière am ak Afghanistan moom moo gën a gudd moom moo jël deuxième alors bu ko defee noonu la Afghanistan tëddee géographiquement depuis nga xamante ne commencé nañu di am ay jafe-jafe bëgguma delluwaat ci histoire xëy na peut-être lu sori mais génn gi nga xamante ne daal États-Unis génn na ko ci réewum afghan loolu foog naa ne moom moo tax coow li gën a bari foofu la ñuy ñëw génn gi mu génn peut-être ñi nga xam ne ñoo di taliban yi ñoom bénéficié wu nañ ci maanaam génn gi dañ ko rafetal mais dañ leen a dàq parce que les afghans dem nañ ba nga xamante ne ñoom réew mi ñoo ko yor bu leen neexee sécurité bi jaar yoon bu leen neexul bouleversement am loolu afghans yi bi ñu ko amee léegi ëpp na ay ati at donc dañoo am expérience militaire bu ñor xomm moo tax ñu liñ doon def ñu di ko def ndànk par ndànk waaw bi ñu dem bay jël pouvoir bi nii sax benn deret tuuruwul ba afghans yi jëlee pouvoir bi le 11 bi passé ba léegi ba waxtu wi ñuy waxee génn ba léegi waaw wala bokk 5 jours yi ñu ko jëlee boobu ba léegi boo dee xool benn deret tuuruwul benn doomu aadama faatuwul te Afghanistan chaque jour nit ñi dañ daan dee fii chaque jour nit ñi dañ daan dee di dee mais depuis bi nga xamante ne taliban yi jël nañ li nga xamante ne moom moo di pouvoir bi donc léegi dafa daal di mujj wàññeeku alors léegi nag États-Unis bi nga xamante ne nekkoon na Afghanistan lan mooy propisam maanaam lan moo nekkoon yéeneem pour mu nekk Afghanistan foofu États-Unis dugg bi mu fay dugg comme Afghanistan dafa nekk réew bu nga xam ne dafa bari woon ay coup d'état ci biir coup d'état ci biir coup d'état waat donc bari woon na ñoom ñu bëgg fa samp rek seen régime occidental yooyu rek à l'époque parce que comme ni colonialiste yi def fu ñu dugg rek dem fa parce que Angleterre moom moo njëkkoon a jël suuf soosu donc boole kook mu nekk Inde ak Pakistan Afghanistan ak yooyu yëpp mais bu ñu demee ba yi dagg frontière bi ay problème yu bëri am na foofu yu nga xamante ne daani kii waxtu wi duñu mës a ñëw du ñëw sax pour ñoom mais en tout cas ci leen dëggaale li nga xam ne moom moo di Afghanistan ñoom it bu ñu demee ba néew doole ñu dem ñi nga xamante ne tamit aussi ñoom ñoo di afghans yi américains yi waaw ñi nga xamante ne ñoo di américains yi tamit li dal ñi nga xam ne ñooy anglophone yi rek moo leen dal dañoo dem ba amatuñu doole amatuñu puissance ñu daal di rocceeku dem léegi lan moo nekkoon yéenay américains yi c'était juste pour ñu des fa mën a xeex ak Chine mën a xeex ak Inde mën a xeex ak Russie waaw Afghanistan terre la bu nga xamante ne stratégie politique la militaire pour fexe ba Chine du développé
fexe ba Inde de développé fexe ba Russie de développé mais loolu États-Unis yàgg na koo manœuvrer mais finalement dafa mujjee échoué dafa échec parce que Chine développé na Inde développé na Russie développé na biñ demee ba réew yooyu yëpp développé mu ne léegi ñoom dañoo bëgg a dajaloo parce que Chine ak Inde ak Russie dañoo bëggoon a dajaloo pour def seen benn empereur mu ne loolu da koy empêcher ba du am taxaw na nag di ko jéem a empêcher ba fan yi passé ci la mujj xaalisam bu bari dem ci muy xeex ak afghans yi pour bëgg faa des muy xeex ak taliban yi pour bëgg faa des taliban yi aussi di xeex ak moom ba gañe ko donc mu mujj génn daw bàyyi leen fàkk alal ji doo bokk wala boog mu bàyyi leen fàkk armes yi ak yu ni mel alal ji moom daanaka boo dee xool Ashraf Ghani mi nekkoon président de la république moom moo ko détourné di leen ci ñëw comme ni leen ko waxee woon kon États-Unis moom mujjul réussir ci mission boobu nga xamante ne noonu lay dox te États-Unis ci boppam musul gagné guerre waaw loolu xëy na war nañ ko di wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy suivre actualité internationale man musuma dégg guerre buñ ne États-Unis moo ko gagné ci histoire États-Unis musul gagné guerre parce que même ki nga xamante ne moom moo di borom xam-xam bu mag boobu di docteur Huwayni nekk muhaddis bu mag a mag wax na ko nee na États-Unis musul gagné guerre waaw ay ati at te ba mu ko dalee wax ak léegi ëpp na 25 ans États-Unis musul gagné guerre fu mu duggee ci guerre dañ koy gagné bu dee nag Nagasaki bi ñuy wax dafa dóor bomb guerre nga gagné ko mooy nga gagné terre ba gagné nit ña dugg ci seen biir xol comme ni l'islam daan def à l'époque mais États-Unis bi mu demee ba ñëg ca Vietnam sax nga xamante ne mënatul dem bomb la fa dóor yàq terre ba te loolu jikkoy saytaane dëgg la jikkoy jëf ju bon dëgg la jikkoy nit ku faible ku amul doole dëgg moom mooy def noonu alors finalement noonu la ñàkkee Vietnam mais aussi tey jii noonu la ñàkkee li nga xamante ne moom moo di Afghanistan kon su ko defee yéenay États-Unis mi ngi woon noonu ñoom doon jéem a empêcher ñëpp mën leen empêcher pour ñu développer ña bëggoon a dajaloo xëy na dajaloo gi matagul des na tuuti mais de toutes les façons États-Unis moom dem na dem gi États-Unis dem nag lan la koy jariñ ak lan la koy indilee jafe-jafe li mu koy indilee jafe-jafe mooy dafay jam doon gim doon puissance internationale moom ñëpp xam na ne doonatu ko waaw ponkal yi nga xam ne ñoom ñoo ko waroon muy jéem a xeex ak ñoom di def ak ñoom bras de fer ñooñu tamit aussi dañuy amaat courage pour gën a nekk benn muy Chine ak Russie Inde moom gaw ma ne dina mën a ànd ak Chine parce que ñoom ñaar dañu am dégg nga ay problème yu nga xam ne ay problème interne xëy na ba leneen di ñëw di leen boole di leen lëkk la ñu nekk benn mais ñoom ñaar dañoo am ay problèmes yu sérieux sax alors kon foofu États-Unis dina fi am angoisse bu bëri parce que ñële dinañ dajaloo dinañ gën a bëri doole te buñ baree doole ci kawam lañ jëm si waaw loolu amul benn werante maanaam buñ bëree doole alliés yi nga xamante ne ñoo nekk ak ñoom ñëpp dañuy mujj nangu leen parce que Chine production am xajul fenn Russie gazam xajul fenn Inde potentialité am ak xam-xamam expérience am expertise am ci wàllu technologie xajul fenn donc dañuy gën a wàcc si ñëw fi nga xamante ne moom moo di Babul Mandab moom mooy le détroit de Babul Mandab donc dañuy gën a wàcc si noonu ñëw ci golfe bi te buñ xasee nangu golfe bi moom États-Unis c'est fini day dem rek mujj nekk comme benn pays boo nga xam ne bu yem la rek comme Angleterre nga xamante ne tur waa far nekk rëy ñu naan la Grande-Britannique mais léegi daa nekkatu ko ci histoire mu nekkatul sax Grande-Britannique États-Unis aussi loolu moom moo ko nar a dal day mujj rek nekk benn réew rek comme réew yépp waaw yaru comme tout le monde loolu bokk na ci li nga xamante ne moo ko nar a dal ëllëg mais américains yi moom lan moo leen ci kontaan loo mooy c'est parce que milliards de dollars yi ak trillions de dollars yi nga xam ne moom lañ doon dugal foofu parce que waxuma ko woon sax États-Unis dugal na lu mat 2 trillions wala 3 trillions de dollars am na ñuy wax 3 trillions de dollars maanaam 3 trillions de dollars daal bariwaay bi su ma la ko doon wax mooy loo xam ne Afrique ak Asie ak golfe bi yëpp mën nañ cee dund daanaka 20 ans te kenn du liggéey waaw ndax bari xaalis bu baree bari la nga xam ne daanaka kenn mënu koo wàññi loolu lépp États-Unis def na ko ci te la mu bëggoon amu ko léegi nag xaalis bu bari boobu ñu doon jël di ko def ci guerre bi dañ koy jël nag léegi jox ko américains yi moom xëy na ñoom loolu dina leen gën a kontaanloo dina gën a suqali li nga xam ne moom mooy seen économie waaye seen doole réew tamit aussi dina gën a wàññeeku
seenu sac tamit aussi dina gën a wàññeeku respect bi ñu leen joxoon en tant que puissance mondiale dina gën a wàññeeku. alors kon comme li yàlla wax rek mi ngi noonu wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas ay bis la rek yàllaa koy joxe yàllaa koy rocc yàlla joxoon na leen ko ñu amoon ko sun borom nag commencé na koo jël ndànk par ndànk. kon su ko defee États-Unis ngi noonu ak gañe bin ko gañe ak rocc koom ak dem ëllëgam yàlla rek moom moo ko xam. kanta ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di chinois yi xaw nañu am toute difficulté ak Afghanistan yi ndaxte ñoom tamit aussi dañoo am projet bu am solo bu nga xam ne bëgg nañ koo jaarale foofu te moom mooy tariqul xarir moom mooy gold route boobu nga xamante ne moom lañ bëgg a jaarale foofu indi ko biir Europe kooku xam nga ne il faut ñu négocier ñi nga xamante ne ñoom ñoo di taliban yi gi mel noonu waaye ki nga xamante ne moom moo di porte-parole taliban yi def na voyage partout dans le monde taxaw ak waa Chine xamal na leen ne suñu relation ak yéen relation yu baax la kon loolu dafay tontu question bi ñu doon wax ndax taliban yi ñoom ñor nañ pour mën a yor am réew wala déet taliban yi ñi ngi commencé di def seeni négociation seen premier discours bi nga xam ne def nañ ko li ñu wax mooy dinañ amuñu kenn ku ñuy ciblé ñëpp la ñuy amal jàmm réew mi jàmm lañ fi bëgg jigéen ñi dinañ liggéey mais dinañuy liggéey ci ron ay conditions jigéen gu fi liggéey da ngay muuru jigéen guy dugg ci école yi da ngay muuru donc loolu moom mooy li nga xam ne pare nañ pour teg ko. beneen bi ci des mooy réew mi réewum l'islam la chariatul islamiyya lañ fay doxale ñeneen ñi nga xamante ne nag ñoo fi nekk comme occidentaux yi di koy jox ay caractère naan bon ay fondamentaliste leen ay loolu occidentaux yi la concerné mais ñoom loolu concerné wu leen ñoom li leen concerné rek mooy dawlatun islamiyatun sunniya sunna la ñuy doxal ne yonent bi ak ay saxaabaam di dundee noonu lañ bëgg a dundee leneen li ci des nag li àdduna laaj ñoom ñu xool lan la ci chariatul islamiyya wax ñu dox ci ñu dox kook ñi nga xamante ne ñoom la yàlla booleen suuf si waaw kon su ko defee loolu moom moo ci côté Chine c'est jafe-jafe yi nar a am côté Russie tamit aussi boo dee xool parce que xam nga ne beneen bi ci def ci Chine sax pareeguma mooy côté Igor yi xam nga Igor ñu ci gën a bëri dañoo mbokk ak ay Ouzbékistan ak ay Turkménistan ak yu mel noonu te ñooñu tamit aussi am na ñu nga xamante ne biir Pakistan xaw nañu mbokkoo donc Chine bu fekkente ne dafay laal jullit ñële te fekk taliban yi ñoom it aussi ñoom it dañuy xeexal diine l'islam foofu Chine aussi nar dafay am jafe-jafe parce que taliban yi bu ñu baree doole ànd ak ñi nga xamante ne ñoo di Pakistan yi dootuñu nangu nag ñuy néewal doole Igor surtout bu fekkente ne Turquie def cee ànd ak ñeneen ak ñeneen kon donc foofu doole l'islam mi ngi gën a am doole ci côté boobu voilà kon loolu moom mooy problème mu Chine beneen bi ci des moom mooy Russie luy toll ak 25 millions musulmans ñu ngi fay dund ñoom ñi ngi ci jàmm parce que Poutine mi ngi fexe ba nga xamante ne orthodoxe yi ak musulmans yi ñu ngi dund ci jàmm parce que Poutine jàmm rek moo ko jëkk waaw Inde yi nag ñoom nan dañoo am problème ñoom parce que Inde yi gis ngeen la plupart dañuy dal ci kaw musulmans yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu di leen andil ay jafe-jafe te musulmans yi dañu bëri après bouddhistes yi ñoom tamit ñi ngi fa waaw ñoom ni ñuy représenté ci réew mi dafa bëri trop kon juste pour wax la ne rek monde islamique jullit ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk ñi nekk ci Asie bi daanaka ñoom ñooy représenté monde islamique 60%. boo boolee Afrique boole golfe bi boole Afrique nord Afrique de l'Ouest jullit ñi fi nekk ñëpp boo leen boolee tey donc julliti Asie yi ñoom ñoo leen ëpp daanaka 3 fois 4 fois donc ñoo leen gën a bari daal ci gàttal waaw kon su ko defee bu ñëwee ci côté Iran moom xam nga ne ñoom ak taliban yi duñ jaaroo taal parce que taliban yi bëgguñu chiite yi loolu dina indi jafe-jafe xëy na politiquement mën nañu négocier mais taliban yi mënuñoo tolérer pas-pasu chiite yi ndax dañu jàpp ne seeni pas-pas dafa waroog li nga xam ne moom moo di sunna dafa waroog alquran ak sunna boo dee xool sax ñoom ak taliban yi jàppante nañ 1998 xeex bu metti ba ñi nga xamante ne ñoom ñoo di taliban yi rey ci iranien yi quelques personnes daanaka ñun rey 9 diplomates la ak ay journalistes yoo xamante ne taliban yi ñoom ñoo leen faat loolu xewoon na ci vers les années 1998
kon donc ñoom ñaar am nañ ay jàppante maanaam kenn ku nekk am nu jàppal sa morom mais politique léeg-léeg dina def ay kéemtaan waaw kon su ko defee loolu moom mooy situation bu nga xamante ne géographiquement et politiquement Afghan ak ñu ko wër naka lay idaara maanaam naka lay entretenir gestion politique am ci réew yi nga xamante ne ñoom ñoo ko wër loolu incha allah dina ci ñëw mais juste pour wax la na rek bi nga xamante ne taliban yi commencé nañu frontière yëpp ñu commencé ñoom bi ñuy nangu dëkk bi boobu fekk na maîtriser nañ dëkk bi taliban yi maîtriser nañ dëkk bi yëpp lañ maîtriser région yëpp ak province yëpp lañ maîtriser surtout ñi nga xam ne ñoo ne al qabailul bastonia nga xam ne ay nit la ñu nga xam ne dañoo mën a xeex ak waa Ouzbek yi dañoo mën a xeex te itam dañoo am lu ñuy wax tuulu nafas maanaam dañoo mën a dékku métit ci anam gu yàgg-yàgg man damay wax nafsiyatu maanaam psychologie gu taliban yi yi mën nañu toog fii di jànkonteeg ay problèmes yu mag yu nga xamante ne daanaka seen digganteeg des fractions secondes moo ci des mais teewul dañ koy dékku di ko dékku ci anam gu nga xam ne daanaka sax amul àpp waaw mën a muñ moom yàlla may na leen ko xëy na mën a muñ gi mi ngi bàyyi ko ci gëm gi gëm alxuraan ak sunna parce que taliban li gën a yéeme ku ñuy wax docteur Faqih mi ngi koy wax nee na ummi ya tasaaroo na fa maanaam ñàkk a jàng analphabétisme tasaaroo na Afghanistan mais li ci gën a yéeme seeni kàngam ñoo dàq jàng ci monde islamique maanaam seeni kàngam ñoo dàq jàng ci mboolem pays islamique yi parce que Afghanistan ngay gis boroom xam-xam bu wax ne mokkal na alxuraan mokkal sayxul Buxaari mokkal sayxul Muslim mokkal kutubu sitta nga xamante ne moom lépp lu aju ci wàllu atay l'islam benn nit rek loolu yëpp da koy def ci bopp bi mokkal ko comme ni muy mokkalee Fatiha waaw ñoom seen élite bi dañoo fort dañoo am élite bu nga xam ne ils sont très 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 forts très intelligents ci wàllu diine mais aussi muus tamit aussi ñooñu ni ñuy entretenir gestion politique ak xeex boo ko xoolee ci seen i tëni ak seen i dëkkuwaay dina la nax et la preuve en est que mooy dem nañ ba tuddee sax Taliban wala boog Afghanistan bàmmeelu puissance mondiale yi lañ ko tuddee parce que Union soviétique moo fa njëkkoon a nekk dañ koo dóor ba dàq ko voilà kon tey dàq giñ dàq États-Unis ci suufu Afghanistan loolu nekkul lu kéemtaan ci ñoom parce que dàq nañ puissance bu ko gën a rëy foofu te moom mooy Union soviétique te Union soviétique bu ñu ko dee wax bokkut ak Russie nouvelle Russie bi tey Union soviétique dafa diisoon gann bëri alal mën a xeex am ay armes te xeex nañ ak ñoom ba génne leen terre boobu tey jii États-Unis moom it noonu lañ ko def mu daw ci jàmm kon donc juste pour wax la loolu bokk na ci nafsiyatu taliban yi muy seen psychologie ay nit la ñu nga xam ne gëm nañ yàlla mën nañoo wettali ko alquran ba pare tamit aussi ñeme nañ li nga xamante ne mooy ak dee ba pare seen dund yëpp dañ ko tayle ci jihaad loolu mooy li nga xamante ne comme ni ñu koy waxee ci suñu làkk mooy gàllaj bi leen jik waaw ci loolu daal la ñuy continuer di dox parce que loolu moom moo leen andi ba fii ñu yegg si tey waaw kon su ko defee mi ngi noonu Ashraf Ghani daw na donc bi muy daw daanaka émirat arabe sax dañu wax ne moom moo ko waroon a dalal bu ñëwee ci Ashraf Ghani ndaxte sàkku na ndimbal ba tey ci États-Unis pour mu ñëw taxawal ci taliban yi génn na fi def déclaration ne dina génn taxaw xeex mais tey ki nga xamante ne moom moo di Joe Biden di président États-Unis li mu wax leer na daf ne the Taliban has won the war maanaam les talibans ont gagné la guerre loolu lu maanaam phrase la bu nga xam ne daf ko wax intégralement kon ñi nga xam ne dañu fi nekk di wax naan les talibans gagné wuñu les talibans gagné gun ñooñu moom li ñuy wax xëy na dañoo yaakaar te li ñuy wax te xamaguñ ko bu baax mais taliban yi ba ñu gagné guerre bi sax nag dafa yàgg du daawu jéeg du daawaat jéeg donc bi ñu gagné guerre bi dafa yàgg bis bu rafet lañ doon xaar rek waaw comme ni ñu doon wax naan ku dugg kër Abu Sufyan rek mucc nga daanaka noonu lañ def
dañ leen a jox ultimatum ne leen nag génn leen foofu waaw ponkal mu gagné daal ba pare ñëw ne la réew moomu foofu noonu laa bëgg nga jóge fi parce que bëgguma problème noonu lañ leen def nga xamante ne Ashraf Ghani di président bi ba muy daw daanaka li mu bëggoon a dajale ci xaalis sàcc ko sax parewul waaw wax na ne bi muy yéeg ci buntu avion bi dollars yi da doon wadd ndax lim sàcc yenn yi ci ay oto lañ ko dugal dugg ak moom ci biir vol bi yeneen yi dañ ko yéegal ci kaw donc xaalis yi da doon wadd ci li nga xamante ne moom moo di suuf avion bi ak ci escalier yi ngir tiit gintiit loolu agence bi nga xam ne moom mooy agence d'information russe yi ñoom ñoo indi xibaar boobu donc juste pour wax la ni kon ñi nga xamante ne ñoom ñoo di xawma ñen ñoo xamul taliban yi mais Amérique moom xam na leen régime wala boog néocolonialiste américain yi nga xamante ne ñoom ñoo doon gérer régime bi nga xamante ne moom moo nekk foofu ñoom xam nañ ñen ñooy les talibans ak seen capacité ak leen capable ak seen force ak seen i technique ci wàllu guerre ak yu ni mel waaw émirat arabe bi nga xamante ne sax moom moo waroon a dalal Ashraf Ghani di président bi mu ko woowee émirat sax wax nañ ne parewul woon pour dalal ko mais dafa jékki-jékki jël avion daw ñëw si ànd nag soxnaam si nga xamante ne moom mooy Roula pour wax la ne à chaque fois jullit ñi war nañuy veiller ci njiit yi nga xam ne ñoom ñoo leen di jiite loolu moom moo daloon Palestine ci ay jamono Yasser Arafat soxnaam chrétienne la woon te am na ci yu bari yu nga xamante ne peut-être ci foofu la daan jaare di ko lor taliban yi ngay gis Roula mi nga xamante ne moom moo nekk jabaru président bi moom tamit moo nekkoon deuxième femme moom mooy première dame bokk plutôt moom it chrétienne la libanaise la France la jànge foofu la defee droit foofu la defee politique dem États-Unis dund fa 30 ans ñëw nekk jabaru Ashraf Ghani daan impliqué wu bu baax a baax ci li nga xamante ne moom moo di problème mu Afghanistan donc noonu rek la ñuy def kon ay jullit bu ñu nekkee ci ay réew war nañu xool njiit yi nga xam ne ñoom lañ bëgg ñu jiite leen ak seeni soxna parce que soxna yi dañoo am solo ci ki nga xamante ne ñoom la ñuy àndal bu ko defee ñoom ñu tànn ko xool naka la ñuy defa def sinon dinañ ci impliqué wu dinañ ci dugg ba indi leen ay jafe-jafe yu bari loolu am na exemple yu bari yuñ ci gis ci Afrique waaw ci Côte d'Ivoire gis nañ ko fa ñu Laurent Gbagbo boo dee xool Ben Ali mi tamit aussi noonu woon ñoom ñëpp daanaka ku ci jigéen di jiite rek booy génn ci frontière ci doo jaar ci buntu ci fenêtre ngay jaar waaw États-Unis mii nga xamante ne moom moo fi nekk bañ nañ ko ba ci seen histoire benn jigéen mosu leen jiite seen coow bari rek mais ñoom jigéen du leen jiite buñ ko tegee ci benn place tamit dañ koy encadrer ci yu baree bari am na yu nga xam ne sax duñ ko may daanaka dañuy wan nit ñi nii ci kaw rek li ñuy def mais ñoom fan jëm xam nañ ko kon su ko defee maa ngi jéggulu ci guddal bi xëy na lii duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin ni incha allah daañu dikkaat ak yéen ci développement yi nga xamante ne am na donc ëllëgu Afghanistan naka lañ commencé di exercer lii di pouvoir bi nga xamante ne yàlla dénk na leen ko incha allah dinañ ñëw tamit wax ci Taliban naka la joxe fit waa Palestine ñoom tamit aussi ñi nga gën a am courage naka la tiitalee waa Israël démb am na ci ñenn ñi nga xamante ne sax seen présentateur ci seen télévision bi nga xamante ne moom moo di I24 muy benn télévision bu nga xam ne dafay joxe xibaar naka la présentateur bi patiné ci xibaar bi min déggee ñu ne taliban yi yëg nañ ci kaw pouvoir bi parce que xam nañ ne taliban yi ci boppam dinañ gën a jox jullit ñi fit ak yu mel ni ki noonu tamit aussi yéegu taliban nan la nar a jeexitale ci régime yi nga xam ne nekkaluñ fi yàlla nekkaluñ fi yonente bi alayhi salaatu wasalaam te moom mooy régime yi nga xam ne moo nekk Dubaï régime yi nga xam ne ñoo nekk Arabie Saoudite actuellement nii muy Ben Salman mii nga xamante ne wax dëgg yàlla sagalul l'islam dara ay jafe-jafe dong lay indil jullit ñi quel que soit nu papam mënoon a baaxee ci monde bi ñi ko fa jiitu woon tamit nuñ mënoon a baax moom siggalul l'islam faalewul dara ba pare gor ñu baax ñëpp mi ngi mu dugal ci kaso bi imam yëpp ñi nga xam ne dañu bëgg lu baax ñeneen ñi mu ragal loo leen yeneen imam yi nga xam ne amuñu fit ñuy dox ci ndigalam donc yooyu yëpp incha allah dinañ ci ñëw ndaka la ëllëgu Taliban wala jeexitale ci zone boobu yooyu yëpp incha allah naka la Turquie ak Afghanistan nar a jëflante ak yu mel noonu Turquie tamit naka la nar a taxawalee li nga xamante ne
moom moo di yeneen réew yi nga xam ne ñoo dend ak ñoom pour ñu defar benn union bu rëy bu nga xamante ne dafay balancer ak union européenne bi nga xam ne jàpp ne am na lu muy menace ci politique am mais Europe aussi naka la ñu gën a nar a tiitee ci ëllëgu li nga xamante ne moom moo di l'islam ni mu naree dugg ci seen dëkk parce que afghan yu bëri daw nañu dugg fi nga xamante ne moom moo di biir Europe. kon loolu yëpp bind la rek war nañ ci waaru te xam ne occidentaux yi ku nekk sa réew ci réer ngay dëkk. la preuve en est que mooy taliban yi dem ba ñuy demee sax di yëg ci avion bi ñoom xamuñu ne avion da nga war a am passeport pour jaar ci escalier yi dem ñii ñi ngi doon jaar ci kaw verre yi ñii war a toog ci laaf yi ñi nar a toog xam nga loolu wax dëgg yàlla doy na waar. ci àll yi da ngay gis ñoo xamante ne dañuy toog duñ am école duñ am dara asamaan si moom mooy seen école nga gis benn usine américain bu nekk ci wet ga di lakk ay produits yu nga xamante ne ay milliards trillions de dollars lay jar su ko defee ñoom ñu nekk foofu di torox te ñoom moom suuf soosu. kon il est temps que nit ñëpp décoloniser wu maanaam colonisateurs yi nekk ci réew mi individu bu nekk da nga war a jóg pour que ñi nga xamante ne ñoom ñoo di tubaab yi ak ñeneen ñi ci des ñu génn seen réew te jëflante ñu jëflante nawle parce que dàquñu interconnaissance ndaxte yàlla moom moo ko saxal inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu il faut ñuy xamante ngir ñu mën a jëriñante mais jëflanteeg nawle du jëflanteeg buur ak jaam kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu